waaw asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax donc tàmbali vidéo bi en tout d'abord kon niñ koy faral di defee di yëkkati ay kàddu njëgal di jégalu ñëpp di baalu ak ñëpp it et ñu xam ne lu ñu rotal du kàddu yoo xam ne xëy na dañ koy génnee njort ne ñoo gën a xam Sénégal yi wala ñoo leen gën a maîtriser bopp ci li ñu wax waaye dafa loo xam ne suñu devoir de citoyen la ñu war cee mën a wax suñu réew nu muy doxee ak anam bu ñu bëgg mu doxee. donc ndëgg sërëx bi nga xam ne gis nañ ñu jëm ko tegal Ousmane Sonko waaye yàlla ci yërmandeem fexe ba baaxee ñu lépp loo xam ne xëy na moo rotee woon ca kàddu ya nga xam ne soxna soosu jiñ ko mbir mi ak ñeneen ñu nga xam ne moom la seqal liggéey bi ñoo xam ne xëy na borom salon ba la wala boog ay collègue de travail am la yoo xam ne ñoom ñoo ànd di liggéey waaye mu am kenn si ñoom koo xam ne daf si yëkkati benn baatu tuuma am ci kum ko teg muy doomu Sénégal di un leader comme Ousmane Sonko. donc ñu mën a jot ci PV yi. et PV yi defe naa Sénégalais yëpp d'accord tous les Sénégalais même y compris ceux de l'APR ñi nga xam ñoo nekk ci pouvoir yi ak Benno Bokk Yaakaar ñoom ñëpp xam nañu ne que li nekk ci PV yëpp soxna si lu mu nekk li yëpp ay incohérence kese la ku topp PV yi ni ko Pape Alé Niang faram-fàccee ñeneen ak ñeneen wax ci nga gis incohérence yi nga xam ne ñoo nekk ci PV yi yëpp nga xam ne ñii nga xam ne dañ leen dénk réew ñu laaj mënuñu sax liggéey waaye li nga xam ne moo gën a élémentaire gën a yomb ci nit mooy kàcc waaye maanaam kàcc sax dañ cee lajje loolu yëpp di yërmande yàlla rek boo xam ne daf ko baaxe Sénégalais ñu war ubbi suñuy bët nag xam ne yàlla kat ñun ñu niital bu baax a baax ñun nag ñoo war ubbi suñuy gët xool bu baax fan la ñu jëm ak ban Sénégal la ñu bëgg def naa yàlla lépp lu mu waroon nag ñun def naa ci mbir mi encore yàlla waneti na boppam ñu si sant yàlla bu baax a baax. donc hier Maître El Hadji Diouf il arrive sur le plateau de Jakaarlo avec une intention bien déglu leen bu wax li may wax moom intention bu claire intention bi moo doon lëndëmal xelu Sénégalais yi intention wu démb Maître El Hadji Diouf mooy lëndëmal xelu Sénégalais yi Maître El Hadji Diouf il arrive sur le plateau mu ne mooy avocat wu soxna soosu. je vais ouvrir une parenthèse je sais pas si vous vous rappelez de l'histoire de Mamour Diallo Maître El Hadji Diouf fii la woote presse bi ratatati wax a wax ratatati wax a wax tufli micro yi wax pendant des heures le lendemain Mamour Diallo waa këram génn ni waa kii di wax ku ko yónni kii di suñu avocat musuñu ko jël comme avocat ba mu geddoon yaa ngeen fàlle mu mer gedd complètement moom moo génn ne presse bi man maay avocat wu maam parce que dëgg la Sonko rek naaw dugg ci dossier ba woote conférence de presse ratatati pendant des heures Mamour Diallo ko waa këram génn ni waa kii ku ko yónni kii musuñu ko jël comme avocat mu dafa geddoon yaa ngi koy fàlle mu gedd mer démb mu ñëw ne mooy avocat wu Adji Sarr donc je pense que ne même procédé boobu rek la utiliser di ñëw taxaw ci télé di wax ci loo xam ne santuñu ko ça c'est juste une parenthèse maintenant mu ñëw di commencer wax plateau bi ñu ne nañ ko déglu parce que moom mooy avocat wu Adji Sarr donc njort nañu ne war na moo ñu gën a xam boog li ne ci dossier mu ne ñoom Pape Alé Niang Ahmed Aïdara li nekkoon ci presse en ligne bi PV yi Sénégalais yi jot mu ne dara du ci dëgg ba si plateau bi soo xoolee bu baax les gens ils sont échangés des regards parce que il a semé il a mis le doute dans la tête des Sénégalais kon Sénégalais yi boo xam ne da nga xaw a wayat yi mel ni man da nga naan waa ñun thèse yu ñu jàppoon yëpp di ci xeex pour défendre Ousmane Sonko ndekk ñun PV yooyu ñoom Pape Alé Niang liiral ñu presse bi publier ko ñëpp wax ci ndekk yooyu yëpp dara du ci dëgg suñu xel bu ñaaw mën na ñun kat nañu taxaw kat ci mbir mi tey ci bàyyi justice dox lu muy dox waaye yàlla lu muy def rek yàlla buur bu mag a mag la ñu war ko di sant saa su ne du Sonko rek waaye Sénégal yëpp di war sant yàlla saa su ne ñu dem ba ci biir le même Maître El Hadji Diouf nous dit non Pape Alé Niang ak Ahmed Aïdara ay bride la ñu jël ci PV yi jox ko Sénégal yi waaye liiruñu yëpp ñu taxaw foofu ñu ne waaw ki tàmbali émission bi ne PV yi dara amu ci ku mel ni man nga xam ne sa xel bi dara nawu ci ñu ne ñun de ndekk lu ñu défendre Ousmane Sonko yëpp naan ay kii soxna si lu mu wax ay incohérence la kon Ousmane deful dara demoon nañu ba commencé naan waaye ñun ndekk lu ñu ko tegoon yëpp dara amu ci waaye yàlla lu muy def rek mu dem ba ci biir émission bi Maître El Hadji Diouf ne ñu non ay bride lañ ci jël mais soo nee ay bride lañ ci jël mooy kon même tey nañu PV donc ñi nga xam ne tey ñoo jàppoon Ousmane Sonko deful dara gën leen jàpp loolu ba sànq ba tey xam ne dem ba yàlla moo weer Maître El Hadji Diouf devant 16 millions de Sénégalais parce qu'il a essayé de semer le doute loolu la amoon lu may wax mooy que les gens ils doivent faire très attention à la manipulation ñu xam ne dëgg nag ñun Sénégal du ñu ay dof du ñu ay ngaaka ay ñu mel ni ay Maître El Hadji Diouf ak sa clique ñooñu mënuñu ñoo nax nit yooyu nag naka la ñu mën a naxee 16 millions de Sénégalais nit ñoo war a gën a ubbi seen bët taxaw ne nag
bu kenn nax kenn naan ñu Ousmane Sonko na dem justice su demee justice setal ko ku ko si ne si waa këram demal justice su demee mu setal suy dem joxal leen ko mbàjj justice bii tëj Karim Wade jalgati ay droit. Si vous vous rappelez bien de Antoine Diome, voilà Antoine Diome, un homme qui nous avait dit que Karim Wade denc na nangami milliards Singapour jël avion passe jël ay per diem tëdd ci hôtel yu mag def fa fan yu bare Antoine Diome si boppam ñibbi si Sénégal nañu finalement fekk fa dara. Donc justice boobu ngeen bëgg ñu gëm malgré tout ça Karim Wade tëdd na mu tëddul ban Sénégalais, et je pose cette question à tous les Sénégalais nañu taal suñuy xel yi aussi quoi. Parce que des fois, tu as mal quand tu vois la réaction des Sénégalais, surtout des Yéni. Nous avons ben Sénégalais. Voir ci ban loi de finances rectificative, nous avons fukki dërëm. Nous fukki dërëm bi dé, ñong ko nango ci Karim Wade, dugalat nañ ko caisse au Sénégal. État non lay doxé. État non lay doxé. État du xaliss bu Macky Sall yor poste mel ni kuy joxe dépense, génné 100 000, santé am di 20 000 yi joxal action sociale 1000 francs, joxal dédé. Yépp trésor la né. Am traçabilité. Xaalis buy dugg Sénégal duñu ñëw ba palais fëgg Macky Sall tegal ko valise bi ne ko xaalis ngi non trésor lay jaar donc xaalis bu Sénégal récupéré trésor public lay jaaraat te suñu demee ba ci xaalis di dugg assemblée nationale mooy def une loi rectificative ñu xool fan lañ koy dugal ci budget bi soit ñu dugal ko ci benn ministère wala ñu dugal ko ci yeneen dépense état mais fokk mu jaar assemblée nationale mu am une loi de finances rectificative na ma benn Sénégalais rek wax ban loi de finances rectificative la ñu génnee fukki dërëm ne Karim Wade moo am fukki dërëm bi lenn la ñu jëlee ci Karim Wade. Société Générale à Paris montre ak ay jaaru nopp yu soxnaam si wàccoon liggéey bàyyil doom yi mu dencoon ko ne xale yi de suñu màggee ma jox leen montre bi ak jaaru nopp yi ne leen kat seen waajur bu jigéen de moo ko moomoon am lu ngeen ko koy xoolee loolu lañ jëlee ci Karim Wade justice boobu ngeen ne ñu nañ fa yóbbu Sonko laissons la justice faire son travail cette justice là Khalifa Sall toog ñu jël ko tuumaal ko amul benn rapport IGE bu ne nañ ko yóbbu ci yoon ñu jël ko dugal ko dindi immunité parlementaire nangu mairie bu mu yor dugal ko kaso tëj ko ana Karim Wade ana Khalifa Sall et maintenant vous voulez dire à Sonko non demal justice leeralal la voilà le piège man loolu laa am lu may wax patriote yi gën leen am fulla ak fayda xam ne justice sénégalaise bi soxla ñu fi dem ce dossier doit être classé sans suite par le procureur de la République du Sénégal amul sax pour yegg tribunal parce que dossier bu mel nii dans un état sérieux laa wax man dans un état sérieux un dossier tel parce que alkaati seen yoon nawuti la gendarmerie yoonam nekku gendarmerie da lay déglu nga wax dëgg ñàkk wax dëgg da lay déglu li nga wax mu bind woowaat la nga wax mu bind gendarmerie du ma mën a naan li ngay wax cohérent na wala cohérent ñoom dañuy bind li nga wax rek def ko sur PV jottali ko procureur maintenant c'est le procureur de la République mooy xool dossier bi mu léger mu ne lii de ñemewumaa taxaw ci benn juge naan ko ubbil une instruction judiciaire ndaxte dama yor dossier bu solide benn procureur du ko def procureur bu normal da koy jël classé ko sans suite donc ce dossier doit être tout simplement classé sans suite amul luñ ci dem ak ñëw defe naa patriotique baat boobu la ñu war a yëkkati que ce dossier là warul yegg sax devant un juge parce qu'un dossier aussi léger un procureur de la République bu ko yóbbee ci juge rek am na lu ci laxasu bés bu dossier bu léger bu mel nii nga xam ne ñun ñuy jàngul droit sax xam nañ ne dossier bi dara newu ci mu am un juge bu ci ñemee tijji instruction jàppaleen ne kon ñoom la ñu namoon ñanga ja fii nag kenn dofu fi loolu la amoon lu may wax ci kaddu yi di tuub di jégalu bu baax a baax si nu mu xawee gudd tuuti donc li lañ amoon lu ñu wax tey xëy na dinañ ñëw si yeneen vidéo suñu ko jot bi may incha allah ñaanal yàlla ñëpp jàmm yàlla ñu yàlla Sénégal dëkku jàmm la yàlla na fa jàmm sax donc ñi nga xam ne dañ naan bu leen taal dëkk bi kenn du ko taal ku koy taal ñu kan mooy taal dëkk kuy defar dëkk dina ko taal naa fekk rek ces journalistes la toog ci télé yi waaw fii amul ko fi Macky Sall la xëy tooñ fi nit te xam sàcc pétrole gaz goroom sàcc 1000 milliards Mamour Diallo sàcc Omar Ñebbe an sàcc moom mu sàcc ne waa da ko may kenn si moom waxul dara Macky Sall mais ku jug sax ne dañ may tooñ maa ngi fippu ñen la bul taal réew mi donc nañu bàyyi seen waxul naa fekk yooyu loolu laa ma lu may wax di tuub di jégalu asalaamaaleykum